asalaamaaleykum mbokki téléspectateur ak internet bu Flash TV yi safoo di seetaan ak di ñu bàyyi xel saa su ne tey nag dañ fi fekk si benn leader bu am maanaa boo xamante ni c'est un homme politique bu nga xamante ni ñëpp ràññee nañ ko ci commune Thiaroye-sur-Mer muy le maire sortant monsieur Ndiaga Niang nekk ki nga xamante ni moom leen investir fii ci département Pikine ci liste wàllu ci élection législative yu ñu jëm tey nag ñu war a ñëw waxtaan ak moom ci li nga xamante ni jëm nañ ko muy élection yu am solo muy intercoalition bi nga xamante ni wàllu ak Yewwi def nañ ko loolu lépp dinañ ko faram-fàcce mbokk yi waaye laata boobu nag ma daal di koy dékk kàddu gi daal di koy nuyu monsieur le maire ñu ngi lay ziar. waaw ñu ngi delloo ziar di wax ne ni nga wax noonu la Ndiaga Niang laa tudd fii ci Thiaroye Géej laa juddoo fi laa fekk baax fi laa jànge fi laa itam nekk maire lu tolloog ñaar fukki at te itam ci liste bi nga xamee ne mooy liste bi intercoalition Yewwi Wàllu def te ñu jiital bulletin wàllu man may tëdd liste bi tëdd liste ci département Pikine bi yëpp. muy lu am solo mais est-ce que loolu xaaral nañ ko muy intercoalition wàllu ak Yewwi parce que gis nañ ne élection locale yi ku nekk daa demal sa bopp mais législative yi da ngeen a boole seen doole lan moo ko waral. waaw mën naa wax ne xaaruñu ko woon ci njëlbeen waaye xaar nañ ko depuis élection locale yi passé parce que ci élection locale bi passé ci la ñu waxante woon ñun waxtaan ñaari coalition yëpp muy Yewwi ak ñi nga xam ne ñooy waa wàllu Sénégal ak waa Yewwi Askan Wi ñu waxtaan pour defar benn coalition bu nga xam ne ci la ñuy dem élection waaye loolu antuwul ndax itam am na lu bari lu nga xam ne ci diggante bi mu jun ci juboo ba ñu dem élection coalition bu nekk demal boppam waaye bi ñu demee ci coalition bi ci élection boobu dafa am lu nga xamee ne dañ ñu ko jox benn bataaxal bu nga xam ne dañ ko waroon a dégg bataaxal bi ñu ko jox mooy askan wi ña ko waroon a dégg mooy waa wàllu ak waa Yewwi ba ñu ko déggee nag rek la mooy dañoo xool ne bi ñu demee ci élection locale li ñu gañe ci commune mënoon nañoo gañe lu ko ëpp ndax bare na fu nga xamee ne parti bi nga xamee ne wala coalition bi nga xam moom lañ jàkkaarlool muy coalition Benno Bokk Yaakaar bari na fu mu gañee ci wàllu maire yi te ni mu ko gañee mooy dafa ëppale Yewwi Askan Wi ëppale wàllu Sénégal waaye boo boolee lim bi nga xam ne moom la wàllu Sénégal am ak Yewwi Askan Wi am dafay romba lool li nga xam ne Macky Sall am na ko ak waa Benno Bokk Yaakaar mu leen buñ dajale woon suñu lim ci carte dañ koy romb ci commune boobu jël commune boobu te itam suñu dajaloo bi nga xam ne dajaloo nañu ko da doon buñ ko dajale woon da doon may fu Yewwi gañee Yewwi da doon gën a gañee fu wàllu gañee wàllu da doon gën a gañee fu wàllu manqué dara wala Yewwi manqué dara wàllu da ko daan jàppale wala Yewwi jàppale ko ñu jël commune boobu moo tax bi ñu xoolee nag élection yi xool résultat yi ñu xam ne am na lu ñu askan wi wax askan wi li ñu man mooy xëy dem voté te ba ñuy voté opposition lañu voté boo xoolee carte yi nga xam moom lañ am ci élection locale yëpp boo dajalee li opposition am romba na lool lu bare lu nga xamee ne waa Benno Bokk Yaakaar am na ko kon nag loolu nga xam ne bataaxal la loolu la ñu déglu ba dégg ko moo waral nag ba ñu jógee ci élection locale ñu tëgg benn coalition intercoalition bu nga xam ne dafa boole Yewwi ak wàllu pour demandoo ak ñaari coalition yi ci département yi ci élection législative yi. mais tamit indi na benn jeexi jàqa ci diggante wàllu ak Yewwi ndax ñu bëri ci ay militants comprendre ñu ndax loolu tamit est-ce que yéen a ngi ciy def communication bu am solo ngir mu mën a jàll si élection législative képp ko foofu wàllu présenté ñu xam ne bu ñu wootelee wàllu Yewwi lañu wooteel fépp wàllu Yewwi tamit présenté bu ñu ko wootelee ñu xam ne coalition inter wàllu lañu Yewwi wàllu lañu vooteel yéen a ngi ciy def ay maanaam ay communication yoo xamante ni dina jàll ci militants yi. waaw liggéey bi nga xam moom la ñuy def yëpp daanaka bañ tàmbalee ci campagne électorale bi ci loolu la jëm ñun ñi nga xamee ne ay responsable nekk fii ci base bi fii ci localité bi moom la ñuy wax askan wi responsable yi nga xam ne au niveau national moom la ñuy wax askan wi démb rek ñëpp xam ne ni Ousmane Sonko ñëw na fii taxaw ci poste Thiaroye ñun waa Thiaroye ñu recevoir que man ma jiite délégation bi ko recevoir bi ñu nekkee ci kaw otoom ba mu jël parole waxul lenn lu dul ci loolu la wax jël na bulletin wàllu wan ko waa Yewwi wan ko waa wàllu ne leen li ñu jàpp ñun kilifa yi mooy fii ci département de Pikine wàllu la ñuy votel ndax noonu la ñu tëralee dafa am fu nga xam ne Yewwi la ñuy votel maanaam waa wàllu waa Yewwi yëpp Yewwi la ñuy votel am fu nga xamee ne waa wàllu ak Yewwi yëpp
wàllu la ñuy votel loolu moo waral bu ñu demee ba ngoonu élection 31 juillet 2022 ñu dajale li nga xam ne wàllu am na ko li ak li nga xam ne Yewwi am na ko ci wàllu département dañuy ëppale ci département ki nga xam ne mooy waa Benno Bokk Yaakaar ëppale ko lim aussi tam bu nga xam ne day jóge ci liste nationale ëppale ko ay député mën a am majorité absolue bi nga xam ne moom lañ bëgg ci assemblée nationale bu Sénégal bi démb moom rek la fa ki nga xam ne mooy kilifa gi Ousmane Sonko wax pour mu leer itam li ci des mooy jaaral ko ci réseaux sociaux yi wane ko ci télévision yi wane ko fépp bu ko defee askan wi yëg ko waaye ñu ngi nii fi nga toog nii am nga benn délégation bu génn di dem ci biir dëkk bi yor ay bulletins ndax xale yi nga xam ne ñoo ngay dem léegi lañ la tàggu te loolu la ñuy liggéey ñun itam loolu la ñuy liggéey ci dëkk bi bu ko defee ñëpp xam ko ba jour élection bi kenn du ko nattable ñëpp mën a def li ñu bëgg. muy lu am solo mais nag élection législative yi day doon yu décisif parce que ñi nga xam ne buñ ci génnee daanaka dañuy dem waajal beneen élection muy élection présidentielle en 2024 yéen ñi ngeen jàkkaarloo muy la coalition Benno Bokk Yaakaar ñu ngi leen di bàyyi xel bu baax a baax est-ce que jàpp ngeen ne dina yomb ngeen jël ensemble. waaw xam nga luy yomb ak lu dul yomb rek yow li nga xam ne war nga koo def na nga ko def engagement bi nga war a am nga def engagement boobu taxawaay bi nga xam ne war a def nga taxaw ko bañ cee am lenn lu nga xam ne da nga koy bàyyi ci gannaaw mu jaral la lépp ñun loolu la ñuy def li ci des nag yàlla subhaanahu wa taala moom moo ko moom dogal bi waaye nag dogal bu nekk daal defe naa ne sabab moo ko jiitu te yàlla itam da ngay sabab lu mu mën a ñëw taxawu jàppale la te sabab bu ñu mën a def na mu gën a kawe ñu ngi koy def fi mu nekk nii di ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu may ñu li nga xam moom lañ bëgg ci élection bii di ñëw. mais bu ngeen ko jëlee ngeen war a wanewaat beneen xar kanam ndax ñu bëri ci Sénégalais yi dañu xalab suñu assemblée nationale parce que dañuy fay gis yoo xamante ni du leen neex ñi naan député yi dañ fay nekk di tàccoog ñi dañuy nelaw wala ñi naan député diwla ak yooyu est-ce que loolu tamit yéen a ngi koy bàyyi xel ne bu ngeen jëlee assemblée suñu borom su leen ko mayee ngeen am majorité est-ce que du ngeen amaat beneen taxawaay bu bokkut ak li fi newoon. loolu dafa bokk ci li waral ñu booloo defar li nga xam ne mooy intercoalition maanaam bu ñu mën amee majorité absolue dañuy mën a peser ci décision yi nga xam moom la ñuy def assemblée nationale dañuy mën a orienter décision yi nga xamee ne moom la ñuy def assemblée nationale dañuy mën a impacter ci décision yi nga xam ne moom la ñuy def assemblée nationale ndax am na lu bari lu nga xamee ne bokk na ci li tax ñu ànd loolu ci la. maanaam député yi nga xam ne dañuy nelaw député yi nga xam ne bu ñuy voté sax duñu xool loi bi wala duñ ko xool dañ naan député diw la ñun dañuy gëmm lu mu bëgg rek moom la ñuy voté waaye am na lu gën a bon député yi nga xam ne dañuy def faux billet député yi nga xam ne dañuy def faux passeport maanaam trafiquant ay député trafiquant dégg nga ak député yu nga xam ne Moustapha Lo wax na ko nee na wàllu jiw yi nga xam moom la ñuy sédd Sénégal ñooñu ay quota lañ ci am lu bari di ko jaay ñenn ñi itam wax na ba tudd sa ci wàllu drogue ñenn ñu nga xam ne dañ ci yëngatu ak blanchissement bi nga xam ne mooy blanchissement xaalis loolu ci wàllu jikko la muy lu jëkk ci poñ yi nga xam ne moom lañ bëgg ñu defal ko assemblée raxas ko ba façon député yooyu duñ fa dugg ndax bu ñu votalee député yi nga xam ñoo nekk ci intercoalition Yewwi ak Wallu yooyu député ñoom ñoo fay dugg mais député Benno Bokk Yaakaar duñ fa dugg ndax Benno Bokk Yaakaar yëpp askanu Sénégal ba député yooyu sax la ñu dugalaat ci liste yi ñoom Farba Senghor bi nga xam Farba Ngom mi nga xamee ne tey jii këram rek dugg nañ fa fekk fa lu toll près de 1 milliard 990 millions yu nga xamee ne 890 millions yu nga xamee ne kooku bu demee ba nit sàcc 890 millions ci këram kon lan la fa dencoon ñaata la fa dencoon lan moo fa des député yooyu fu ñu jëlee boobu xaalis député yooyu manipuler yooyu xaalis di ko dugal seeni kër fan la ñu ko mën a amee fu ñu ko liggéeyee façon député yooyu la ñu bëgg tey jii ñooñu dootuñu dugg assemblée nationale te li tax duñ fa dugg assemblée nationale mooy askan wi gedd leen boddi leen bañ leen a votel li nga xam ne mooy coalition intercoalition Yewwi ak Wallu ñu am le maximum de députés dugg assemblée nationale taxaw fa taxawaay bu uuteek li nga xam ne ñoom la ñuy def bu safaanoog li nga xam ne moom la ñuy def taxawaay bu nga xam ne dañ fay taxaw ngir intérêt askan wi taxaw fa di limbat di lijjanti li nga xam ne mooy njariñu askan wi ak préoccupation yu askan wi ba kenn dootul lor askan wi lor leen ci licence de pêche lor leen ci li nga xam ne moom mooy oru Sabodala lor leen ci pétrole loolu yëpp parce que loolu assemblée nationale lañ koy voté te yooyu sax dañ ci bëgg a jaar fa ñu war a jaar ba ëlbati ko ba Sénégal gis ci boppam askan wi gis seen intérêt ci biir.
ba tey ma duggaat foofu rek parce que bu ngeen demee ensemble di ngeen fa am beneen taxawaay wax nga ko mais taxawaay bi war na gën a mën a dëgër ndax am na ci Sénégal ci lu mu jël mooy ci suñ ressources yi gaz a ngi feeñ pétrole a ngi feeñ zircon bi fi nekk phosphate beeg yooyu yëpp loolu faaw yéen ñi nga xamante ni yéen a représenté peuple parce que yéen a yor suñu baat ngeen taxaw ci ba loolu nga xamante ni askan bi moo ko moom mu delluwaat ci ñoom. waaw xam nga li ñu ci mën a wax moom laa la junjee rek li ma la mën a wax mais boo bëggee ñu développé ko xam nga Sénégal ñu ci bari sax zircon bi am na njariñ pétrole bi am na njariñ mais Sénégal affaire am dëgg mooy gaz bi moo bari Sénégal gis nga gaz bi mooy richesse su Sénégal mais pétrole bi indi lu bëree bëri mais gaz bi mooy richesse am non seulement moo gën a bëri mais mooy gën a yàggatam ci at yi nga xam ne mooy ñëw ma lay wax ne loolu la ñu bëgg tàmbali jëkk ko xeex te ba may jëkk wax ak yow dafa am lu ma la junj dama ne la licence de pêche parce que man ci dëkku mool laa nekk daaruy géej la ñu nekk dëkku mool laa nekk kon ña nga xam ñoom lay jëkk a jàkkaar lool gis seen jafe-jafe di dund ak ñoom am ci mag am ci rakk man mi ci boppam bopp sax man mi sam bopp ma jàpp ne mool laa ndax dugg ci géej def ci façon napp bu nekk ma napp ko ci géej ba may nekk xale kon nag ci loolu sax la ñuy jëkkee ñëpp gis nañ ne mool yi sonn nañu lool pour ñu mën a dem géej dinañ daw lu nga xamee ne dina nekk ay kilomètres ay 30-40 kilomètres ci biir géej dégg nga te loola nekk na lu nga xamee ne waroon na bañ a nekk ndax jën yu moo sore foofa lu tax jën yu sori mooy jën yu bato yi dañ koy topp ba fa nga xamee ne fa lañ koy nappe waruñu ko napp li nga xam ne mooy loi bi ñu tëral bato yi waruñu dépasser ci li nga xam ne ci géej 12 kilomètres fa ñuy nappe 12 kilomètres tefes gi la dañ ko war a bàyyee gaal yi waaye tey ji dañuy ñëw ba ak 4 kilomètres sax ci plage bi dañ fay nappe dañoo jël jën yooyu ba jën ya ca des ñu nga ci biir géej moo tax bato yi léegi ñi nga xamee ne ñoom ñooy borom gaal yi dañuy sonn parce que il faut ñu dugg ci fu sori pour mën a am jën te amaana sax duñ ko am te foofu buñ fa dajee ñoom ay jafe-jafe lañu dañuy dal ci kaw gaal yi di war gaal yi di yàq seen li nga xam ne moom la ñuy liggéeyee ci wàllu jumtuwaay te itam respecté wuñ leen buñ leen fekkoon sax ñu nekk ci sax di loru duñ leen faale sax duñ leen sauver loolu moom moo fi dañ ak licence de pêche yi nga xam ne moom la gouvernement bi di signé ak réew yi nga xam ne ñooy fii ñëw di napp licence de pêche yi da ngay gis benn ñu wax ne la bateau bi mooy bateau espagnol battant pavillon chinois wala chinois battant pavillon espagnol dégg nga am na yu nga xam ne sa bateau yi bu ñu ñëwee fii ci Sénégal la ñu amee licence am beneen pavillon bu nga xam ne moom la ñuy battre loolu moom moo fiy dañ ndax tey jii gis nañ ne bateau yi pillé nañu géej gi maanaam yàq nañ géej gi ndax façon bi nga xam ne moom la ñuy nappee mooy façon boo xam ne ay mbaal yoo xam ne àndul ak napp bu baax ndax du def sélection du bàyyi espèces yi nga xamee ne war na leen bàyyi ñu dund mu yenu ko am na mbaal yu nga xam ne mbaal yuy tibb lépp lu nga xam ne moom la ñu jege am na mbaal yu nga xam mbaal yu ñu tudd mbaal dëri fond marin bi sax maanaam suuf bi da koy racler da koy yóbbu ba géej gi day dem ba dootul deseti dara comme ay géej yi nga xam ne ñoo nekk Europe comme géeju France presque duñ fa napp jën amatu fa yooyu nag la ñuy dem nag ba ñu yegg foofu ndax ñu ngi ci yoon bi te loolu lañ bëgg a dindi Assemblée nationale ci licence de pêche yi nga xam ne ñooy dañuy gëmm xaalis buñ ci am lañ ciy seet dindi ko am na lu ñuy wax accord de pêche diggante Sénégal la ak UE muy Union européenne ba nga xam ne bu ko signé Union européenne rek day may réew yi nga xam ne ñoo nekk ci biir Union européenne ñoom itam di ñëw di napp Sénégal ba tey jii gaal boo jëloon gaal fii tëmba doo daw sa lu tolloog 1 kilomètre 2 kilomètres bateau yi ne lasar ci sa kanam te loolu moo war la mën a nekk war nañoo sélectionné bateau yi war nañoo wàññi limu bateau yi waaye war nañoo xool bateau yi nañuy nappee itam ñu fexe ba loolu mu jóge fii ci Sénégal loolu ci wàllu napp la ci wàllu li nga wax mu ngi ci tey ressource naturelle dem nañ ba constitution bi dane peuple bi moo ko moom population bi moo ko moom mais gis nañ ci ressources naturelles yi nga xam ne tey jii yow en tant que man en tant que sénégalais ku mu nekk mënoo wax naka lañ koy exploiter au Sénégal te ressources yooyu sénégalais bu ndaw buy soog a juddu sax da nga war a xam bu fekkee ne toll nga ci xam ak xàmmee da nga war a xam li nga xam ne moom mooy ressources yooyu noonu lay demee le zircon kenn xamul nañ koy exploité l'or de Sabadola kenn xamul nañ lañ koy exploité bijoutier Sénégal yi mosuñu gis oru Sénégal ndax dañ koy jël conditionné ko def ko lañ ciy def yàpp yóbbu port mu dem fa mu war a dem
mais réew mu nga xam ne day am ay toni or ba pare nit ñi nekk ci niveau de vie sociale bu metti bi ak morosité économique jafe-jafe yi nga xam moom la ñuy dund moo warul ci Sénégal am na ay ressources yu mu war a yore ay doomam ay ressources yu nga xam ne doomam war nañoo dund ci naataange ay ressources yu nga xam ne doomam dañoo war a nekk ci teranga bu nga xam ne ñëpp dañ koy yëg dama la wax pêche bi wax la zircon loolu laa lay wax ci or bi moom laa lay wax aussi ci li mujj parce que or beeg zircon bi gis nañ ne kenn contrôlé wu ko am na lu bees yu war a dugg muy le pétrole bu ñu deful ndànk ak assemblée bii fi nekk nga xam ne tey jii ci cëri pétrole yi rek wax nañ ci Franck Timis am na lu mu ci am Franck Guéwé ak Franck Tisbar muy Aliou Sall ak Macky Sall ku ci nekk am nga loo ci am Sénégal 10% la ci Petrosen am naka ngay mën a amee sa pétrole mu nekk ci sa waax ci sa géej nekk itam ci sa suuf ngay xalaat di ci am ay 10% wala nga ciy xalaat lu nga xamee ne peut-être su ko rombee lu tuuti la loolu moom mënul la nekk te loolu assemblée nationale la ñuy voté la nga xam ne mooy loi yu mel noonu assemblée nationale lañ koy dindee dañoo bëgg loolu ma la wax yëpp limal la ko mu génn fii ci Sénégal ci assemblée nationale bii di ñëw moo waral ñuy ñaan nit ñi jàppale liste bi nga xam ne mooy liste Yewwi ak Wallu muy intercoalition Yewwi ak Wallu ñu gagné pour mën a génne loolu nga xam ne du njariñu askan wi du intérêt askan wi du préoccupation askan wi ñu génne ko ci loxo ñi nga xam ne ñoom ñoo ko yor delloo ko ci askan wi mu jariñ askan wi nekk itam seen soxla. kaddu yi am na solo mais su ma la déggee est-ce que yéen bu ngeen jëlee ensemble du ngeen xañ président Macky Sall mu liggéey bu indee ay loi ngeen ne ko du fi jàll est-ce que loolu tamit yéen a ngi ciy bàyyi xel. non loolu sénégalais ak yéen sa journalistes yi ci posé question sax dama leen di mere parce que xamul tax ma leen di mere mooy dafa am lu bari lu nga xamee ne dafa mel ni xamoo leen ko ci sénégalais te yéen ay sénégalais ngeen xam ngeen seen peuple war ngeen ko xam tey jii Gambie su demee bay wax naan dafa war a nekk ci li ñuy wax cohabitation ndax élection yi ñoom ka nga xam ne mooy président bi ñàkk na ko peuple gambien gënu la yeewu peuple sénégalais peuple gambien gënu la muus peuple sénégalais yenn sa boo koy wax sax dafa mel da nga xeeb sax sa askan sénégalais yi Gambie nga xam ne ñu ngi am seen indépendance en 1965 ci lañ commencé voter le Sénégal ñu ngi voté depuis 1848 ci avant indépendance dans la colonisation ba maîtriser vote ba toll ci niveau de démocratie bu sori bu nga xam ne bi Jimbori Sall ñëwee da ko yàq ñooñu nga xam ñoo dundoon ci démocratie ñu la koy wax de Lamine Gueye à Senghor en passant par Abdoulaye Wade ak ñi nga xam ne ñoom ñi fi nekk yëpp ñuy voté façon bu ne amul benn élection bu am bitim réew bu ñu voté wul Sénégal fi mu nekk nii tey jii nga gis aussi bitim réew ñuy dund dans la cohabitation ay Allemagne nga gis ay Italie nga gis aussi tam fii nga xam ne mooy France te ñu gën ko jege période ba nga xam ne France dañoo dund la cohabitation ba ñu xam ne xool nañu les comptes yi nga xam ne mooy les comptes républicains xool nañ ni Sénégal ak France ci la gën a doxee muy entre Mitterrand ak Chirac ak Balladur ak bi nga xam ne moom moo fa mujj nii léegi tey jii sénégalais yi seen génie sénégalais l'intelligentsia sénégalais tey jii ku koy saaga rek mooy wax naan cohabitation mu ne fi am parce que cohabitation ñëwul pour bloquer réew ñëwul pour bloquer fonctionnement mais dafa ñëw pour xool intérêt population yi fu mu nekk par rapport à un projet mu ànd ci su ci nekkul mu bañ cee ànd te lii fi nekk nag projet bu nekk intérêt population yi ak ñàkk nekk intérêt population yi xooluñu ko xam nga lu ñu xool lu neex le président de la république Macky Sall nekk na lu nga xam ne lu ci bari sax arrangé wuñu pétrole bi ni mu ko gérer xam nga ne arrangé wuñu le zircon tey arrangé wuñu le gaz tam maa ngi moom laa doon wax léegi sax bi ma waxee pétrole bi tey moom laa jëkkoon a wax njariñam le gaz mooy la richesse réelle du Sénégal li muy yor ci li mu regorger ci gaz quantité yi dafa ëpp sa population yi pour population yi dund ci naataange mais gaz bi boo moytuwul ne zircon ba jaar na or ba jaar pétrole ba jaar fa boo moytuwul moom la fa la gaz bi di jaar. kon daal xel mën naa dal ne Yewwi ak Wallu suñ ñëwee ñëwuñu pour xañ le président Macky Sall mu liggéey mais dañu ñëw pour tegaat mbiri ci yoon. moom bu ñu ñëwee sax moom mu indi ay projet de loi yu nga xam ne njariñu réew mi la ñun ñoo koy jëkk a fexe ba réew mi yëkk a xam ko ñoo koy jëkk a votel su fekkee nag du njariñu réew mi moom na réew mi xam ne moom njariñam lañ fa nekkal lu dul njariñu réew mi duñ ko voté mais lu fekkee ne njariñu réew mi la ñun dañoo bëgg a nekk des députés sentinelles
des députés du peuple. des députés du peuple mooy député sentinelle mooy da ngay taxaw di xool intérêt peuple bi fu mu nekk nga taxaw fu mu nekkul nga bañ na du fa am. loolu lañ bëgg a nekk. muy lu am solo ñoo ko déggandoo muy le leader monsieur Ndiaga Niang di nekk la tête de liste wàllu fii département Pikine moom lañ jiital nekk tamit ki nga xamante ni ñëpp xam nañ ko ci wàllum politique mu ci ndaanaan di ci def lu am solo kon dégg ngeen kàddu yi nga xamante ni wax na ko mbokk yi lii la leen indiloon nag xanaa dañ koy bàyyi rek mu daal di tàggatoo mbokk yi daal di wax tamit ñi nga xamante ni mooy les militants de wàllu ak Yewwi nan la ñuy def ba voter leen bu ko defee ñoom tamit ñu am majorité foofee ci ensemble monsieur le maire. balaa may tàggu ci loolu lay jëkkee mooy li nga xam ne wax nañ ko fii te bëgg na assemblée nationale am li nga xam ne mooy la majorité absolue bu oote naag majorité relative mooy yaa fay ëppale député mais ñeneen ñi suñ boole say député seeni député dañ lay ëppale ñun nag majorité absolue nag mooy yow yaa fay ëpp député waaye député yi nga am keneen ku booloo ak lu mu am du la dab yaa leen ëppale mooy 51% maanaam 50 mooy li nga xam ne moom mooy la moitié plus 1 moom mooy la majorité absolue loolu nag lañ fa bëgg moins de 51% lañ fa bëgg ci député yi nga xamee ne moom la coalition intercoalition Yewwi ak Wallu bëgg a yóbbu assemblée nationale moo waral ñu ànd ci département yi ndax département raw gàddu la bu ñu jëlee suñu lim boole ko def ko benn rek jox ko kenn ci benn bulletin muy bu Wallu wala bu Yewwi dañuy jël département boobu bu ko defee bu ñu jëlee département bi dañuy gagné député yi nga xam ne ñooy ñëw ci département bi waaye li nga xam ne gagné nañ ko tam dañ koy jël def ko ci fa nga xam ne moom la ñuy dajalee ca carte yi nga xam ne moo jëm ci liste nationale bu ko defee ñu xool lu muy tolloo ak li nga am lim bi nga am ci liste nationale bi nga am député yooyu ci liste nationale ñu mën a am majorité bi kon dañuy ñaan askan wi ñu jàppale Yewwi jàppale askan wi ñoom moom def nañ li leen war ndax jàngat nañu population bi joxañ leen ñu fekki population bi kenn ku ci nekk la metti woon nga bàyyi ko parce que bari na tey jii fu nga xam ne mënoon ngaa investir wala mënoon naa investir nitam yëpp ci benn liste keneen investir ci beneen liste waaye dañoo bàyyi loolu xeex ak suñu bopp xeex ak suñu bëgg-bëgg xeex ak itam li nga xam ne moom moo nekk lu nga xam ne dafa jëmee ci intérêt askan wi pour ñu jot loolu moo waral ñu def loolu di xaar askan wi ñu fekk si ñu jàppale ñu ci li nga xam ne def nañ ko ba ñu gagné élection yi nga xam ne mooy élection yu 31 juillet 2022 kon nag li ci des rek mooy tàggatoog askan wi gërëm leen sant leen bu baax ci déglu bi ñaanal leen itam yàlla may leen jàmm may leen itam wér ba le 31 juillet 2022 ñu xëy votel ñu ba ko defee ci ngoon gi la coalition wala l'intercoalition bi regrouper la coalition Yewwi et la coalition Wallu gagné élection yi ci lim bu mag ci dimanche bi di ñëw bu neexee yàlla alhamdulilah asalaamaaleykum wa rahmatullah. jërëjëf kon nag mbokk yi mi ngi noonu c'était le leader monsieur Ndiaga Niang tête de liste Wallu fii ci département Pikine intercoalition Yewwi ak Wallu ñoom ñi nga xamante ni tey jii ñoom ñoo fi représenté waa Wallu muy monsieur Ndiaga Niang dégg ngeen kàddu yi mu wax na yu am solo tamit wax na tamit ci législatif yi jëm député yi nan lañ war a taxawee loolu lépp nar a doon njariñu Sénégal ñu ngi leen jox dig-dégg ëllëg ci beneen ITV mbokk yi jërë ngeen jëf fii ci Flash TV.